salaamaaleykum chers internautes ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant man la seen frère Malcolm Fall lanceur d'alerte ànd ak suma frère Demba Laye. waaw le grand ñu ngi siyaar di nuyu gars yi ñuy suivre ci internet bi di nuyu suñ gars yi nekkandoo fii ci mbaar mi di nuyu sama sponsor préféré internat imam Baye Demba Gadiaga nekk fii Malika Plage sëriñu daara bi di Seydina Issa Laye numéro téléphone am di 77 705 04 02 maa ngi nuyu waa Malika yëpp. merci mon frère Demba Laye bu ñu nuyoo ba pare tey nag suñu waxtaan dañ koy def ci commune Malika. Commune Malika lañ ko xoolee mi ngi nekk ci région de Dakar département de Kër Massar doon commune de Malika. ñu war a waxtaanee li nga xamante ni moom mooy foncier bi ndax doo demee Arabie Saoudite ñoom pétrole la ñu am moom la ñuy waxtaanee doo demee Russie gaz moo fa nekk moom la ñuy waxtaanee doo ñëwee fii si Malika ñoo am assiette foncier bu yaatu bi nga xamante ni duñ ci waxtaanewul tamit ñeneen ñoo koy waxtaanee parce que mooy koom-koomu réew mi mooy koom-koomu dëkk bi. ñu seetlu ne tey jii nii ay hectares yi hectares moo fi nekk si benn bi muy la bande de filao benn côté bi forêt la beneen côté bi forêt la mais état daf ko immatriculé wutal ko titre mais li ñu gën a metti moom mooy dafa am ay promoteurs immobiliers yi nga xamante ni dañuy ñëw ak seen i këyit ne état moo leen ko jox te loolu vraiment mu doon li nga xamante ni population Malika ñu ngi koy ñaawlu. beneen bi moom mooy doo xoolee am na 4 décrets yi nga xamante ni am na ñu ne président moom moo ko décrété benn bi mu nekk 37 hectares yi nga xamante ni dañ ko jox les impactés de la VDN 3 ak VDN 2 ak waa BRT beneen bi doon les 45 hectares de la communauté Layène beneen bi doon 9 hectares bu Demba Ka EDK Oual beneen bi doon 3 hectares pour am benn entreprise bu ñu naan Siam. mais nag dans tous ces décrets là amul benn bi nga xamante ni les populations Malika gis nañ ci seen bopp te gis nañu ne Malika mi ngi xat kër yaa ngi màgg te am na assiette foncière bi nga xamante ni des na fi te sóoraale ñu les populations malikois loolu doon na li nga xamante ni c'est déplorable ñu koy ñaawlu suñu dernière énergie moo tax ñu bëgg a def vidéo bi tey waxtaan ci loolu Demba. waaw grand comme ni nga ko expliqué rek booy seet sax affaire bi da ngay dem ba naan est-ce que Malika am na maire. parce que boo dee xool yëf yi doo ko mën a expliquer nit ñi fi mu toll nii ba tey nii sax ñi nga xam ne ñoo nekk ci maire bi mënuñu joxe explication yu nopp mën a dégg. Malika mënuñu am lu dul seen suuf lañu am ay jeunes yoo xam ne ñu ngi fii presque benn groupe lekk lañ wax ñoo mën a bénéficier wu ci suuf si te duñ joxe benn explication bu clair. man bërki dem bi ma jaaree ci VDN bi gis ay camion di dugg ma laajte ñu ni dafa am benn 3 hectares bu ñu ciy jox benn promoteur mu koy exploité mais bu ma xoolaatee mbir yi dama naan ñun ana suñ maire. parce que 9 hectares yi ñu joxoon Demba Ka ñi naan 9 la ñi naan 12 la bi ma laajtee ñu ni ma Demba Ka la ko état jox mais dama ni ñun suñ maire anamu ñun ñoo état mooy kan ba suufu Malika rek lañ mën a jël 12 hectares wala 8 hectares wala 5 hectares jox ay promoteur ñu koy exploité. waaw Malika mënuñu ko exploité Malika benn tali doo ko fi jaar gis fii ñu pavé ko mais pourquoi yàlla jox ñu suuf ñu mën a exploité suñ suuf defar ci suñ dëkk mu mel ni comme yeneen dëkk yi mucc ayib mais 3 jours 4 jours yu ne ñu génn benn promoteur ñu ni état moo ko jox 2 hectares état moo ko jox 3 hectares am na sax ay information yu ni am yoo xam ne nit day ñëw ñu jox ko 2 hectares mu am complicité ak ay nit ni 5 hectares la. exploité def seeni poste Malika loolu lañ am ci suufu Malika pour l'instant loolu nag dañoo bëgg mu dakk absolument parce que lu ëpp tuuru jaay nañ fi lu ëpp 1000 parcelles te mënuñu laa wax ni la lii lañ fi def boo laajtee danaan la benn jàkka lañ fi tabax te jàkka bi lu xaalis bi bari matul 50 millions ñun ñëpp xam nañ ko ñu xëyaat benn jour benn promoteur ñëw def leen di defaral mairie def leen di defaral marché def leen di defaral inda def leen di defaral lii parce que état moo ko jox 12 hectares ak benn simple stade te ñun état gënuñoo xam lan moo gën a baax si ñun pourquoi 12 hectares yooyu waruñu mën a jël benn hectare exploité ko defar ko Malika bénéficié wu ñu am ci stade am ci marché am ci maire am ci leneen ak leneen mais 1 2 3 yu nekk rek dañuy ñëw ñu ne benn promoteur lañ jox benn 9 hectares état moo ko jox mu ñëw exploité état mooy kan état gënul foor waa Malika ci seen suuf. man nag maa ngi lancé jeune Malika yëpp su fekkee dañoo am ay njiit yoo xam ni ay imbécile la noonu laa ko mën a waxee ñu bëgg a toog. 1 2 3 yu nekk ñu ne jox leen 2 hectares di wala 3 hectares di wala 4 hectares di Malika nañ jël seen responsabilité seen bopp ñu wàcc ci terrain bi defante comme ñëpp man loolu laa gëm parce que ñun xale yi nga xam ne amuñu sax métier nekk ci àll bi di bayante noonu sax am na ay leçons yu ñuy jox waa dëkk bi
mais gars yi dégguñu ko fexe nañ ba ndox mi nga xam ni moom la ñuy ñëw di ko indi ci dex gi ñu fexe ba monter fa seeni machine exploiter biir filao yëpp di fa def ay oignon basanteeg lu ne di fa génne ay millions mais pourquoi njiit yi mënuñoo xarale tuuti xam ni sax ñun war nañ mën a exploiter foofu lu dul suuf si sax ñu exploiter terrain bi rek am ci dara mais chaque jour promoteur de promoteur loolu day dakk. merci Demba comme ni nga ko waxee rek ma ne population Malika yëpp takk nañ taxaw pour ne lawoon dootul amati doo déggee ñu ne population Malika dafa am li mu baaxoo moom village traditionnel la am ñetti was yu fi nekk benn was bi moom mooy ahlul beyti njabootu Seydina Limaamu Laay sallallahu alayhi wa sallam beneen was bi doon njabootu le chef de village de Malika ñu bokk ci beneen was bi doon administratif maanaam la commune ñetti was yëpp nag ñoom ñooy àndandoo di xeexandoo ànd ak dëkk bi comme Demba Laye ni mu ko waxee ñu ngi lancé appel l'ensemble de la population de Malika ci li nga xamante ne mooy combat foncier bi pour ñu àndandoo pour que Malika mën cee am dara ndax doo xoolee tey décret yi nga xamante ni moom mooy am man nangu naa président daf ay décret jox ko ay nit parce que ils sont des Sénégalais comme nous ils sont du ñu amee projet yu baax a baax ñu jox leen mais les populations de Malika yi nga xamante ni ñoom foofu la ñu dëkk seen kër yaa ngi fees dañ leen war a mën a sóoraale nan la ñu war a dafa mën leen jàppale ko suba ñu mën a fa am ay kër mën nañ faa dëkk ndax du fekkee ni kër yi ñu fay jaayee kër bu ñuy jaayee 15 millions 20 millions nooy population bi mënuñu koo jënd kon nag ñoom ñoo war a mën a jàppale population bi mu mën cee am doo gisee muy ku mel ni comme Demba Ka fi mu nekk domaine national la bien vrai am na délibération commune mais Siam foofu la nekk tey amul délibération commune te mi ngi liggéey li tax muy liggéey nee na état moom moo ko jox décret de déclassement pour mu déclasser dagg ay filao war na xalaat sax jëmbataat te ma ngay liggéey beneen bi moom mooy 37 hectares yi fu mu nekk tamit ci Malika la ñu ko jox les impactés de la VDN 3 ak 2 ak waa BRT vous voyez tey communauté Layène bi li ñeen jox waa communauté Layène moo ko moom mais les populations Malika amul lenn li nga xamante ni gis nañ seen bopp si li nga xamante ni moom mooy suuf si dafa jot nag dëkk bi gis boppam ci li nga xamante ni moom mooy suufu Malika ñu jéem a xool nan lañ ko war a mën a dëkkee pour population bi mën see gis seen bopp bu baax a baax tey li nga xamante ni moom mooy li état titré moom ko loolu kenn waru see def délibération état ngay dem laaj ko état jox la mais li nga xamante ni mi ngi si biir bande bi te kenn titré wu ko képp ku ko laal war ngaa mën a am délibération commune bi mais à notre grande surprise il y a des gens qui l'exploitent sans délibération commune bi moom moo tax ñu am jaaxle ñun li ñuy demander moom mooy état du Sénégal te dañu indexer le président de la République du Sénégal monsieur Macky Sall yow mi nga xamante ni yow yaay signé décret yi nga xool yenn décret ngay signé ndaxte am na promoteurs yi nga xamante ni seen bopp rek lañ fi nekkal ñu askan wi tey mënoo am ay milliards bëgg a ñëw jël suufu nit ki pour jaayaat ko yokku ci milliards nga bàyyi leen ñoom ñuy gën di ndóol loolu doon na lu nga xamante ni rafetul c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à la population de Malika ak ñëpp nga xamante ni dañuy dox si ak yelleefu doomu aadama ñu ñëw jàppale ñu si cause bii nga xamante ni ñu ngi koy xeex pour que waa Malika mën a am ay kër ci fi nga xamante ni mooy filao bi ndax duñu xoolee filao bi dañ ko caax-caaxee ba mu jeex tàkk moi je pèse mes mots encore mot pour mot parce que li ñu am si assiette suuf ñun commune de Malika amul kenn ku ko am ci région de Dakar amul kenn ku ko am si département de Kër Massar kon war nañu am planification bu baax a baax bu ñu fi war a def suba bëgg nañ hôpital bu mag suba bëgg nañ leneen lu mag a mag li nga xam ne duñ ko jéggaani mën nañ koo def ci suuf si sóoraale waa population Malika jox leen ci ay kër moo gën ñu koy jox ay promoteur immobilier yi nga xamante ni duñ ko jëlee jaay ko seeni bopp lañ koy defal gën ko jox seeni poos loolu moo war a tey suñu débat bi duñu waxtaane lenn lu dul suuf su Malika nan la ñuy mën a àndandoo pour que suufu Malika ñu mën koo jariñoo parce que li may wax toujours rek moom mooy gën a jege gën a yey doo xoolee ak acte 3 de décentralisation bi ñu joxe référendum bi ñëw gën koo firndeel dafa ne kenn ku nekk dëkk ba nga nekk ressources naturelles ya fa nekk defe naa yaay borom tey du fekkee am na ressources naturelles yi nga xamante ni mi ngi fii si biir Malika état lépp lu mu ci war a mën a def wala bala moo cee def dara war na wax ak waa population Malika quand je dis population Malika je dis la mairie quand je dis la mairie je dis le conseil municipal ndaxte man mii di wax ak yow d'une part conseil municipal la mais am na ñi nga xamante ni yu bëri dama koy jékki-jékki du ko dégg ci nit ñi loolu jàkka jox cër Malika la man dama naan président de la république joxul cër waa Malika doon jox ni waa cër waa Malika tey forêt bi ñuy dagg di ko caax-caaxee bu ko def ay kër dina ne ay la yëwan naa sóoraale la population de Malika ndax kër yaa ngi xat ñu jox leen ñu mën a am fu ñu war a mën a dëkkee Demba loolu amoon pour lu ma si wax parce que comme yow doo amee loo si gis. li ma ciy gis daal mooy maa ngi lancé benn ab message bu fort Talla Gadiaga sañ naa ko parce que sama frère la maa ngi koy wax ni ko day am loo xam ni sax li muy nduru mooy yow doo dara moom la état bëgg a wan ni ko doo dara mais su fekkoon ni moom jox nañ ko cër bi moom monsieur le maire Talla Gadiaga am na loo xam ni état du ko xalaat ci suuf Malika
wala bu ko état di xalaat ci suuf Malika dina ci waxtaan ak moom mu waxtaan ci population Malika ba population Malika jox ko ci bopp état doo ko def mais bi keroog bi ñu commencé tubb suuf si information yi nga am ci waa maire yëpp li ñu wax mooy yëguñu ko parce que gis naa benn vidéo am koo def foofu si ñoom ni gis nga état mu ngi joxe fii ñu koy tubb kon kooku amul information te maire yi la nekk su amoon information kon population Malika dina am information su fekkee nag waa maire yi dem nañ ba ñoom mënuñoo am information état kon day jaay doole bu dee day jaay doole nag ñun ñoo war a jóg jàmmaarloo ak moom absolument parce que war nañ mën a am cité Seydina Limam bu baax fii boo xam ne ni fii ak 30 ans wala 40 ans wala 100 ans day jëriñ Malika absolument mais Malika xoolal suufam première zone bi mënuñu laa wax Malika lu mu ci am deuxième zone bi ñu dagg bi yàgg mënuñu laa wax Malika lu mu ci am troisième zone bi noonu lay demee sëriñ si nag moom awma lu may wax ak ñoom parce que ñoom ku ci nekk am terrain wala nga jaay def sa poste doy na la xam li ma la ñoom nan xam ni seen maam dafa waxoon yaatal leen gan yi ñu ngi ñëw mais waxul jaay leen def ci seen poste kon ñoom waruñoo ñëw porteloo nit ñi benn combat nit ñi nexaw seen ginnaaw di xeex ñu dem di def ay négociation di dugg ay palais di def ay naka sudul noonu sëriñ yëpp laa wax nag génnoo ma ci kenn man sëriñ foorul ci sama kanam man li foor sama kanam mooy yàlla ak yonentam ak dëgg xam nga li ma la wax li may ñaan nag mooy Malika nañ jël seen responsabilité am na loo xam ni boo joxee nit ni ko demal toggal ma lii mu toggal la leneen yow yaay jël seen responsabilité maire Malika mënuñu ko jox benn affaire mu koy doxal pendant 20 ans te Malika mënuñu seen gis seen bopp population Malika duñ jël seen responsabilité absolument nañ jël suñuy responsabilité parce que lii or la te fii ak 100 ans ci kanam dañ koy rëccu rek Malika am na fi plus de 100 hectares yoo xam ne mën na koy exploiter Malika di ci gis boppam mais pourquoi mënuñu fi sa créer sax ay immeuble waaw créer fi ay immeuble yoo xam ne jeunes yi nga xam ne nii location mu ngi leen di sonal wala leneen wala ñoom ñu léegi ko des habitats sociaux pourquoi pas oui mais yow chaque fois état nee na jox na diw 3 hectares jox na 2 hectares jox na 4 hectares te boo demee mais waa maire ñi la yëguñu ko population Malika laay woo nag woo ma taala gadigal population Malika laay woo nan summeeku taxaw ci tali bi ni lii na dakk jërëjëf Demba na dakk waaw comme Demba ni mu ko waxee rek ñu ngi lancé appel l'ensemble de la population de Malika rawatina jeunesse bi rawatina femmes yi parce que ñun ñooy subir conséquences yi tey kër yaa ngi xat te je pense que tey jii dëkk boo dem ña fa dëkkee yaakaar naa ñoom ñoo koy defar tey jii Malika kenn duñu ko defaral ñun doomu Malika yi ñun ñoo koy defaral suñu bopp tey fi ñu toll moom mooy nan la ñu mën a fexe ba Malika mën a bénéficier wu si suuf si man damay ñëwaat fa ma nekkoon rek ki may indexé dañ indexé maire bi de mais ki may gën a indexé c'est le président de la république moom mi nga xamante ni moom mooy signé décret yi bala ngaa signé benn décret defar enquête incommodo maanaam nga dugg ci dëkk bi laaj lan moo waral lii suuf si kan moo ko moomoon ndaxte filao bi nga xamante ni tey moom la ñuy caax-caaxee bi mu fiy ñëw fa par hasard sunu maam yee ko jëmbat gis nga bépp filao bi nga gis nii teen bu fi nekk sama maam Mar Fall moo ko gas kon am naa droit wax ci tey ñi fi dëkk tamit am nañ droit wax te biñ koy gas suñuy maam ñoo ko jëmbatoon te biñ koy jëmbat ay tool la woon tey tool yooyu ñu ngi ko bëgg a jël bu ko jox ay promoteur loolu moom moo tax ñun ñu bëgg a war a tax yuuxu ñëpp dégg ñu ne état du Sénégal na sóoraale la population de Malika jox leen li nga xamante ni mooy seen gëdd ndaxte man dama naan Macky Sall moom moo ñu yàpp ñun waa Malika ñun ñoo yëpp moom ñoo waa Malika ndaxte lii du amee moom la neex ndaxte moom mooy signé décret yi te nag ñun duñu ay magu xamoon naa ko ay magu waxoon naa ko lañu moo tax incha allah du waa Malika yu jugee bu ma bett kenn dinañ jug taxaw comme benn nit wax nañ leen ko sëriñ si nga xamante ni ñoo bëgg Malika ñu ngi suñu ginnaaw waa kër chef de village ak cadre bi yi nga xamante dañoo bëgg Malika ñu ngi suñu ginnaaw waa mairie bi ak képp ku dëkk Malika bëgg Malika yaa ngi suñu ginnaaw ci combat bii nga xamante ni ñu ngi koy combat pour que état du Sénégal jox cër Malika jox Malika li mu war a am pour que kër yi ñu war koo mën a dëkkee moo gën ñu koy jox ay nit di ko jox ay promoteur wax na war naa ko sànq dama koy waxaat promoteurs yi ay milliardaires lañu. seeni milliards la ñuy yokkal. Malika dafa am borom yi xam-xam sax dama ne la bu imaam Ngagne Demba tolloon ci digg dooleem fekk bi sëñ Ablaye mu toll ci digg dooleem lii du am. dëgg la kon bu lii mënee am le complice su sëriñ si la man waxu Macky Sall dama la taala Macky Sall gënu ko fort fii Malika mais na wax ak population Malika ñu bañal seen bopp lii mënuñu toog président bu teyee mu joxe 3 hectares bu soo mu joxe hectare ginnaaw soo mu joxe 3 hectares loolu monsieur le maire mooy jël ay responsabilités boppam mu dakk te day jeex nag bii mooy dernière fois bi parce que ñun dinañ ci waxtaan bu ko maire mënul régler ñun ñu régleel ko suñu bopp su fekkee ni Macky Sall moo ñëpp doole suñuy kaw yi néew lay jaar pour régler loolu. dëgg la Fall li nga wax nii dëgg la Macky Sall ñu ngi lay défier incha allah dootu ñu nangootu benn décret nga dugal ko fii nga xamante ne mooy Malika ñu koy seetaan incha allah du fekkee ni di nga ko jaalale ay néew la ñuy doon nga jaarale ko suñu kaw takku nañ taxaw nañ góor jigéen mag ak ndaw ñun ñëpp ñu àndandoo doon benn nit xeex pour intérêt Malika mooy suuf si ndaxte wax naa ko sànq si ay wax doo demee Arabie Saoudite
pétrole la ñu am pétrole la ñuy waxtaanee lu demee Russie gaz moo fa nekk moom la ñuy waxtaanee fii Malika foncier la ñu am moom la ñuy waxtaanee ndaxte foncier bi suñu njariñ la duñu seetaanee ay nit nañ jógee ca àll ba ñëw bu ko jariñoo te nag duñ ko nangu ñun wax nañu ba ñu jox àll bi ñu jox ko kenn parce que ñooñu koy jox ay sénégalais lañ comme ay ñun waaye olof dane gën a jege gën a yey référendum bi dégg nga li mu wax acte 3 de la décentralisation commune en plein exercice kon nañuy jox cër Malika jox cër commune Malika jox cër la population de Malika te Malika nag waxaat naa ko ñu yaru lañu parce que dañu am ay kilifa mais nag nit ku demee ba sës na te sës boobu lañ àgg moo tax ñu ngi woo l'ensemble de la population de Malika incha allah dinañ yëngal ñu xam ne vraiment Malika am na ñu ko taxawu Demba dernier mot. waaw sama dernier mot daal mooy li ma commencé ci depuis si débat bi ba léegi dama ni man waxuma waxi Macky Sall waxi Talla Gadiaga laay wax dama ni Talla Gadiaga na jëlal responsabilité boppam xam nga Malika boo demee ci Malika plage bi. jaay nañ ko ba mu àgg doo fa gis dara fi mu toll nii xam nga fa la ñu mujjee nit ñëw planté fi benn usine nii day defar sàngara kenn du ci mën dara ñu ne état moo ko defal titre foncier wala état moo ko defal décret wala moo ko defal dara loolu nag maire Malika mooy jël responsabilité mu ànd ceeg population am nag ñu xeexal ko seen bopp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Demba foofu nga jeexalee foofu laay tàggoo gars yi ne kon nous lançons un appel à la maire de la commune de Malika le maire de Malika di lance appel le président de la République du Sénégal monsieur Macky Sall ne ko nag population Malika taxaw nañu takku taxaw pour que li ñu moom jox leen ko doy na c'est fini dakk na